asalaamaaleykum mbokk yi yéen ñu suivre ci seen site internet luttetv.com ñu ngi leen nuyuwaat bu baax di leen ziare te nag ñu ngi fii buun seet si ki nga xamante ne mooy Père Bourkhane Wade di manager ci école de lutte Boy Niang yor Boy Niang ñu ñëw fas yéene waxtaan ak moom ci rôle manager comme ni ñu koy defee temps yi yëpp def ko ak ay mag moom tamit mu wax ñu lan la ciy dund lan moo ko ci dugal lan moo ko dugal ci làmbu Pikine démb danañ ci waxtaan ak moom tuuti waxtaan ak moom tamit ci tolluwaayu làmbu waxtaan ak moom tamit ci Aline Petit Mbaye dañ koy nuyu bàyyi ko mu nuyu mbokk internet yëpp ñu waxtaan ak moom li ngeen bëgg a soxla ak li ngeen soxla daal ci làmbu moom lañ leen di jox chaque jour Père Bourkhane nag xam-xamam tey moom lañ ñëw pour dagaanse ko maa ngi lay nuyu di la ziar Père. onze bi kalimatillahi taamaati min sharri maa xalaqa ginnaaw bi sant yàlla julli ci Baay Laay ak Seydi Lamine ñu ngi lay nuyu di nuyu internet ñi nga xam ne ñu ngi suivre Lutte TV yëpp di wax ni rek yàlla na jàmm wàcc ci réew mi feebar bi nga xam ni moo lëmbee réew mi yàlla na ko yàlla génne ci àdduna bi yëpp ba ñu delluwaat ci suñuy activité parce que xam naa ne sénégalais yi namm nañu làmb parce que làmb dafa nekk facteur boo xam ne facteur de développement la et puis dafay créer ambiance ci réew mi di créer booloo di créer jàmm aussi kon làmb dafa nekk loo xam ni ñëpp ñoo ci war a dugal seen loxo da nga ma posé question boo xam ne nag question bu am solo la lan mooy rôle manager ak lan moo tax yenn yi di am ci diggante manager ak mbër yi. waaw léegi balaa ñoo ñëw sax ci loolu noonu fan nga jaar ci làmb ba nekk manager avant nga nekk manager fan ak fan nga jaar. waaw man d'abord sama métier tôlier soudeur la manutention africaine laa doon liggéeyee avant may dem manutention fekk na militaire laa woon def 6 ans et demi armée libéré en 1977 dem manutention en 1979 liggéey fa jóge fa dem France dellu soit ñëw ci biir dëkk bi mais puisque sama koñu làmb la bi ma libéré dama tombeek Mansour Diop di commencé dugg ci làmb bés bi ma libéré boobu Sadio Camara ak ñoom Mbite Ndiaye ñu ngi bëree ci ginnaaw cinéma Elilal mooy cinéma Awa ma ñëw waaw Icotaf ma ñëw seetaan làmb ji ba mu tas ma ànd ak ñoom Mansour Diop ñibbi bëri naa ak Sadio foofu sax waaw alors làmb foofu la ma commencé dugg may ànd ak Mansour Diop mu jël coupe Val d'Afrique bu maam Gorgui Ndiaye Fass ma koy di ko jàppale ba mujj gi yëf yi virus bi dugg ma bëri naa ak ñoom Birane Kumba bëri naa ak ñoom Boy Cilor bëri naa ñoom Khalifa bëri naa ñu ak mbër yu bëri alors bëri naa aussi 3 combats arène samay parents bëggatuñu woon ma bëre ma commencé di encadré ñoom Mansour Diop ñoom Mbacke ba ñoom Balla B1 encadré ñoom Pala Diop ñoom Abdou Bakhoum alors encadré naa xale yu bari ba ci ñu mujj ñi. ñoom Pala Diop ñoom Pape Diop ñoom ñëpp fekk nga bi ñu bëre. waaw Pape Diop dama doon ànd ak moom man Pape Diop daanaka sax moo gën a tax ma bëgg làmb. boobu écurie Pikine mbooloo moo am wala écurie Pikine kese la woon. Pikine tout court moo amoon après nag la am ñu def ñaari écurie benn bi tudd Fallaye benn bi tudd Pikine mbooloo waaw mais benn écurie Pikine rek moo amoon mooy écurie bu Pape Diop. xam ci la ñoom Balla bi nekkoon Baboy Jules Baldé Tyson ñoom ñëpp. ñoom ñëpp mais Tyson dafa jaar rek mais daanaka toogu fa waaw ci la créé bul faale boobu mais foofu lañ ko présenté Pape Diop moo ko njëkk a présenté Iba Mar ci stade bu mag bi. boobu derby bi gënoon a mag Pikine Fass lañ ko daan wax Pikine Fass ñu dem ba derby Pikine Fass amatul lan moo tax Pikine relation yi ñoo waral lool wala lan wala Fass ñoo amatul mbër wala Pikine ñoo amatul ay mbër yoo xamante ne ay bañkat dëgg la. non xam nga boobu temps écuries yi bariwuñu Pikine ngay wax Fass Waalo écurie séeréer alors mais écuries yi léegi dafa bari li taxoon derby nekkoon entre Pikine ak Fass bu njëkk ba mbëru Fass yi dañ doon ñëw di fréquenter Pikine Mbaye Guèye da daan ñëw benn salle bu ñuy wax ONI papa Sadio Ndiaye bii simb moo woon foofu alors
Mbaye Guèye su musaana daan deuxième combat day ñëw Pikine seet si Abdou Ndiaye seet si waale Alioune Ndiaye laax bi décédé temps yële passé alors relation bi nga xam ne doxoon na diggante Pape Diop ak ñoom Abdou Ndiaye loolu xawoon na freiné tuuti diggante Pape Diop ak Mbaye Guèye mais bi ñu demee ba war a bëre parce que Alioune Seye moo doon dëkk Mbaye Guèye xam ni moom moo raw Alioune Seye mu préféré bëreeg Pape Diop que mu bëreeg Alioune Seye loolu moo indi kon combat Pape Diop ak Mbaye Guèye ñu bëre ñaari édition bon ñaari édition yi nag match nul lañ ko wax moom la ñu wax mais am na ci boo xam ni ñi ànd ak Pape Diop ñoom dañoo jàpp ne Pape Diop moo daan Mbaye Guèye beneen bi ñu ngi ko bëree Ibamar boobu match nul la mais beneen bi ñu bëree Demba Diop ñi ànd ak Pape Diop ñoom dañoo jàpp ne Pape Diop moo daan Mbaye Guèye. boobu bi ñuy bëre fekk na Mbaye Guèye ak Pape Diop am ay relation demlante ak dikkalante. non ñoom seen relation nag mosul nekk demlante ak dikkalante mais seeni nit daanaka benn la ñu woon loolu moo taxoon seen combat gaawul woon mais bi nit ñi wane ne non bokkuñu écurie ak yu mel noonu war nañoo mën a bëre ci la ñu commencé nag am xalaatu bëre te boobu Mbaye Guèye bëggul woon bi ko Alioune Seye di dëkk nag ci la Mbaye Guèye ne moom dërëm ak dërëm moo mën a ànd jël Pape Diop bëreeg moom waaw. derby Fass Pikine léegi. Fass Pikine te jour moom laa lay waxaat encore diggante Sadio Camara ak Samba Diagne Samba Diagne moo doon lieutenant wu Pape Diop waaye Sadio moo doon lieutenant wu Mbaye Guèye ñoom tamit kenn ku ne di def sa trajectoire ba benn mbër bu ñu xam Bougane boo xamante ni Mbougane la tudd Mbougane dafa nekkoon ku coriace koo xam ni ku ko daan rek génn nga Sadio daan ko am coow Samba Diagne ñëw daan ko am coow ñu boole leen tey jii seen combat boobu dafa mel ni tey jii nga boole woon Modou Lo ak Balla Gaye mu nekk loo xam ne amateurs yi ñëpp ko bëggoon ñu bëre ñaari édition ñoom tamit Sadio Camara ak Samba Diagne ñoom dañoo match nul aussi kon derby boobu yàgg na am. après ñi mujjee ñëw derby kan ak. derby Pape Gueye ak Mansour Diop Pape Gueye ak Balla Beye 2 Ndiouga Dia ak Balla Beye 1 sax laay wax damaa juum du Balla Beye 2 Balla Beye 1 mu bëreeg Ndiouga Dia bëreeg Pape Gueye waaw yooyu tamit ay derby la yoo xam ne amateuru làmb yëpp ñoo ko yàkkamti woon bi ñu ko amee tamit jour fête la woon parce que dañ ne ñaar ñi kenn ku nekk da ngay dem di daan ci sa côté ba ñu ñëw boole leen kii day nekk Pikine kii nekk Fass moo tax derby Fass Pikine amateur yi dañ ko yàgg dañ cay mës a sawar. dañ doon sentir làmb. waaw foofu moom boo déggee ni xale Pikine bu génn bii moo war a bëre xale Fass bu génn bi làmb jooju moom day fees dell alors kon derby Pikine Fass loolu yàgg na am te ay làmb yu neex la doon. ay làmb yu neex la doon yu ci mujj mooy ñoom Tafa Gueye yaakaar naa ak Balla Beye 1 wala Balla Beye 2. waaw Tafa Gueye aussi ak Balla Beye 1 gis nga ni mu meloon moom tamit làmb jooju làmb mënu koo dàq làmb ju fees del ba amul place làmb joo xam ne aussi da ngay seetaan bëri ba kontaan ci combat yooyu la doon am entre Fass ak Pikine Georges Marcel Mbacké Ba Rock Mbal ak Pape Cissé yooyu Assane Diouf la woon yooyu ay combat yu neex la woon yoo xamante ne yow da nga ci seetaan lutte seetaan ci xeex seetaan ci lépp kon yooyu derby Fass Pikine loolu moom mooy làmb daal. derby Fass Pikine yi mujjee dund xam ni derby la mooy Eumeu Sène ak ki nga xamante ne mooy Gris Bordeaux. xam nga combat boobu aussi kenn dootu ko fàtte date historique la am combat boo xam ne dañoo dem ba bu yemoon foofa sax sans victoire nit ñi kenn ku nekk satisfaction nga àndaloon ba yàlla dogal Eumeu Sène daan ko mais démérité wul parce que gis nañu lu mu mujje feet la mujje ñee teeru Gris Bordeaux mu ànd ak Eumeu Sène ñu def loo xam ne loolu lañu foofu la ñuy xool làmb Lamine làmb man dama ne nañu bàyyi côté violence rek la ñuy xool
keroog bu ñu xaañee kii ba ñu agressé kële nañu xool résultat yi nga xam ne làmb def na ko diggante 94 ak léegi souvent damay wax ni il faut que ñun ñëpp ñu nekk ci presse bi ak ñi nga xam ne ñoom la ñuy invité ak ñi nga xam ne ñoo yor émission yi ñuy xool li nga xam ne c'est productif ci làmb ñu di ko waxtaane pour nit ñi aussi xam lan la làmb jëriñ réew mi 94 ak léegi làmb li mu fi jëriñ c'est les Sénégalais de l'extérieur soo génne woon mbëri rek li fay des tuuti lay doon tey soo bëggoon a tëgg làmb États-Unis soxlawul ngay jël ay mbër Dakar foofu mën nga fa tëgg ñeenti làmb yoo xam ne doo jëli benn mbër Dakar ñëpp fa nga leen tëggee Italie looloo fa am France looloo fa am Japon loolu moo fa am Espagne loolu moo fa am gis nga tey ji ñu ngi defar seen benn association boo xam ni les sages de la lutte sénégalaise mu nekk national et international loolu ban association ban secteur moo ko liggéey ci réew mi association boo xam ni national et international kon làmb tey li mu jëriñ ci dañuy wax ay fair play mais fair play man dama yaakaar ne ci làmb la gën a am lenn rek moo des te ñu ngi ci di ko liggéey suñu bëreetee ba pare ki daan ak ki daanu yëpp dañu war a taxaw d'abord ci enceinte bi ñu présenté waat leen jël vainqueur bi mais képp koo xam ni daan nañ la ñu lay woo ci géew bi nga bañ ñu sanctionné la waaw parce que loolu dafa bokk ci liy gën a taaral làmb ki ñu daan xam ni nit la rek ku ñu daan parce que da daan tey ñu daan. comme ni ñu koy defee ci finale médaille d'or ak médaille d'argent. waaw mais loolu bés bu demee ba am ci frappe bi xam nga ay MMA moo gën a metti ak yeneen sax sport yi mais tey làmb suñu daanee kenn rek mu mel ni c'est la fin du monde mu daw fële yuuxu fii daanu ñi ay nitam di yuuxu di sànneti ay yu kenn xamul loolu dafa war a jóge fii li ñuy defal Big Paco man loolu laa d'accord suñ la daanee ñëpp taxaw tàccu la ba sa xol sedd ñu ànd ak yow gunge la te loolu moo amoon à l'époque suñ la daanee da ngay daw yéeg ci kaw turbine bi dem ci place bi nga xam ne fa la say supporter toog nga toog seetaan làmb ji ba mu jeex loolu nag léegi amatul parce que suñ la daanee rek da ngay yàq sa nit ñëpp ñu yéenee génn loolu taaralul làmb et puis amul sportivité il faut que ñun ñu delloo si waat suñu mbir xam ne suñu secteur bi dafa nekk secteur boo xam ne dafa fragile ndax loo wax ñu ne violence loo wax ñu ne ay dof lañu te tey jii civilisé nañu làmb ba nga xam ne làmb dañ koy yóbbu tey ci Plaza dañ koy yóbbu Radisson dañ koy yóbbu Méridien Président dañ koy yóbbu Amérique di ko yóbbu France kon liggéey yu rëy yooyu nga xam ne liggéey nañ ko waruñu koo yàq moo tax ma bëgg ci plateau yeeg ñu ñuy invité yëpp souvent ñuy waxtaan ci li nga xam ni loolu la làmb liggéey au lieu ñuy ñëw di wax ay violence ak yooyu yu mel noonu daal waaw. ok loolu am na solo ba léegi dama des ak yow ci phase Pikine léegi lan moo tax léegi derby bi amatul mu ñëwaat ci question bi relation moo koy waral wala njàmbaar ak bañ gi nga xamante ne dañ ko doon bañ ci diggante mbëri ñaari écurie moo amatul. xam nga li daan waral derby phase Pikine parce que ñaari écurie yooyu ñoo ëppoon talent su nit génnee fële nit génn fii dañ leen di boole mais loolu moo commencé rare parce que tey pour nga gis écurie Pikine wala Pikine sax benn mbër boo xam ne dañ koy war a tëkkale ak benn mbëru Fass léegi lu rare la xëy na amoon na si Papa Sow ak Ama Baldé mais taxul woon mu am enjeu benn bi sax mais lii ma leex nii boobu dañ daan toog ñu ne comme ni ñuy waxee Gris Bordeaux Eumeu Sène cooku lu yàgg ak yu mel noonu loolu daanaka amatul que ça soit mu nekk Pikine wala mu nekk Fass bu njëkk ba da ngay gis benn xale bu Fass buy monter gis xale bu Pikine buy monter ba ñu war a daje parce que loolu mooy waral ñu wax derby. dafa mel ni derby Pikine Fass kon su fekkee Lac Rose continué na woon na yoonam dina judduwaat ci digganteem ak Boy Niang wala digganteem ak ku mel ni Ama Baldé. waaw parce que loolu la nit ñi doon xaas dafa am ay révélation yoo xam ne Bécaye Mbaye moo leen génne woon Gouye Gui la woon Sa Thiès Boy Niang Pape Mor Lo Lac Rose Ama Baldé Bécaye Mbaye invité leen ñu nekk ay révélation mais ñuy dem ñuy di leen éliminer
di éliminer bu mu des Boy Niang ak Ama Baldé. Lac Rose xëy na peut-être tànkam moo tax mënul yegg foofu. Guy gi entre temps ñaari mbër yi daan nañ leen bu muy Boy Niang ak Ama Baldé. Pape Morlo ma nga Amérique alors yooyu moo tax ñooñu dem toog kon ku tolloog ñoom ba ñu leen di wooyee derby nekku fa amatu fa xëy na peut-être mënoon na nekk su bu fekkee ne Boy Niang bëri woon na ak Gris Bordeaux mënoon na nekk derby mais amuñu chance boobu waaw kon derby daal li koy waral mooy ñaar ñoo xam ne kenn ku nekk da ngay émerger ba ngeen def comme ni ma ko mën a derby Guédiawaye Pikine ci Boy Niang ak Sa Thiès boobu derby yow xam nga ni yéen li ngeen ci liggéey li ngeen ci liggéey ngeen ci daanaka 2 wala 3 mois yoo xam ni xam ngeen ni carrément combat bu neex bu tàng lay doon. derby bi nag léegi dafa mel ni Pikine Guédiawaye la wala Parcelles kii Guédiawaye. waaw parce que ñooñu tey dañuy wax ne ñooñu ñoo commencé génne ay poulain yoo xam ne mën nañoo daje muy Pikine ak Guédiawaye léeg-léeg ju génne ba daje daanaka soo xoolee Général Malika ak ba Fils de Balla derby la kenn ku ci nekk da ngay daan ba ngeen war a daje yéen ñaar xëy na yu mel noonu su fekkoon amoon na diggante Fass ak Pikine ba tey derby yi day am mais mënoo gis benn membre Fass boo xam ne mën nga ko tëkkale kenn koo xam ne waa Pikine la war a bëril mu nekk derby loolu moo tax derby rare foofu ba pare nag di juddu côté Guédiawaye wala Parcelles. beneen affaire boo xamante ne seetlu nañ ko mooy làmb ji banlieue bi dañ ko commencé woon nangu léegi nag dañu dem ba gis ni mu ngi tuxu si ci lébu gi boo xool ñoo ëpp xale yu bëre preuve bi mooy écurie Kay Baax ñoo jël premier parce que dañoo bëri ay xale yoo xam ne dañuy bëre dañuy mobiliser Tëngéej Kayaar côté yooyu ñi ngi nangu si war làmb ji ci banlieue bi lan mooy waral loolu. bon loolu dañ ci profito di nuyu góor gi siis à travers ARELS association des responsables d'école et d'écurie góor gi siis nekk président wu Kay Baax nekk ku bëgg xale yi ku nangu investir ci xale yi koo xam ne tey jii mbërëm yi jaral nañ ko lu ne loolu moo tax ay mbërëm di bëre ba tey jii ñu gagné ñu nekk am ngemb d'or alors loolu dañ ciy wax président yi rek ak secrétaire généraux yi ñu gën a liggéeyaat encore parce que prérogative yi ñu war a am yëpp jox nañ leen ko mbër mënutul nekk individuel manager mënul ñëw rek mbër mi ñëw jox ko boppam léegi écurie bi mooy def dérogation pour wane ni école sàngam diw lay liggéeyal kon léegi président club yi ak secrétaire généraux yi dañu war a liggéey de sorte que ñu moom seeni mbër yilif leen parce que élève mënul nekk chef fu professeur am léegi nag li CNG amoon yëpp lu mu war a joxe jox na leen ko léegi si ñoom la des ñu liggéey ku mel ni góor gi sis nag ak tey président Modou Boy bu jëf soog a nekk en tout cas ñu ngi ci liggéey yooyu di ko liggéey yilif seeni xale ba tey benn xale du commandé foofu ñoom ñooy commandé seen xale mais ñoom tam li war seen diggante xale yëpp ñu ngi koy def ñooy dem lijjanti le combat ñooy lay encadré defar ay t-shirt jaay ko am ay ressources parce que école boo xam ne Lamine def na 10 ans nga laaj leen 500000 amul seen kees kon loolu ñooñu lan la ñu liggéey kon école bi def 3 ans wala 4 ans am oto boppam moo ko moom am benn restaurant par exemple moo ko moom am leneen kooku mun nañu jàpp ne moom mi ngi liggéey parce que am na ay ressources léegi nag dañuy woo école yëpp pour ñu adhérer ARELS fexe aussi ba yilif seeni mbër ni ñuy yilife seen mbër texte yi la ñuy xool texte boo gis la muy privilégié mooy école bi mooy lépp yow mbër mi pratiquant nga dañ lay yilif suñ ko defee école dina dox te ne danaa ci benn site su fekkee ni par exemple mbër mu mag mi raw na la par exemple un Balla Gaye amul lu muy cherché ti Gris Bordeaux noonu keneen noonu defaral pépinière yi fii ak 2 ans ou 3 ans di nga am ñoo xam ni texte yi la ñuy référé wu li leen texte yi laaj loolu la ñuy joxe mais école warul liggéey 10 ans te amul dara entraîneur yi di ko séddoo directeur technique di séddoo yaa nga dégg mën nañoo am nag
lu ñuy jële ci école bi di ko jox entraîneur loolu obligation la waaye xale bi dugal na junni ñu séddoo ko loolu du tax kees am dara bu kees gi amee nag dañoo war a dindi jox entraîneur li mu moom jox manager li mu moom école bi dafa war a am moom tamit man dama wax ni su fekkoon ni mën nañ ko su fekkee ne mbër mu mag dafa am 100% 25% yëpp dafa war a dugg entre école bi manager bi entraîneur bi. maanaam kase mbër bi 25% ñu jël ko ci écurie bi jël ko ci. la ñuy jël jox manager bi pourcentage am jox entraîneur pourcentage am école bi jël pourcentage am ci 25% yi. yow nag sa 75% yaa ko moom ku la neex nga may ko ku la neex nga dugal sa compte toog mais xam nga dafa nekk loo xam ne àq la même sponsor yow bu doon yow dong lañ ko jox benn blouson rek lañ lay jox mais li tax ñu jox la 20 blousons parce que école bi la ñuy sponsoriser wala groupe bi la ñuy sponsoriser soo manqué benn blouson boo solul sponsor bu ko neexee du la fay. preuve bi mooy yow mbër bu mag bi sa poulain bu amee combat doo sol blouson sa da ngay sañ see ñëw taxaw ci kanam. waaw kon nag normalement boo ko joxee bu ñu ko joxee blouson te loolu warul nekk ci dogalu mbër mi école moo war a dogal ñan ñoo war a sol blouson sponsor bi temps la même buñ ko bëggee defar ba defar ko sax sponsor bi mën nañ ko def ñetti parti benn parti bi ñu séddale ko école bi ñaari parti yu mbër mi moom ko parce que sponsorisé wuñu mbër mi kese. léegi su dee loolu la kay nañ wax ne léegi benn blouson la ñuy nangoo jël mais xale yi bëgg nañu blouson ba nga xam ni jaral na leen sax joxe 10 000 pour am blouson. waaw léegi nag loolu defarul liggéey bi mooy il faut que école yi am ay ressources may wax tamit mbër yu mag yi nekk nga bokk ci benn famille yow dong nga yor ku soxla ci yow lay laaj fexeel ba kenn ku nekk am dara ba kenn dootu la laaj am nañu capital bu mën a jënd tool may ko école bi am nañu capital bu mën a jël ay oto def ko transport ñenn ñi wutal leen permis mais di defar pour yow ak sa famille kese àq la li Birahim Ndiaye di wax dëgg la gis nga am na ay somme yoo xam ne du yëfu benn nit li commencé ay 50 millions 100 millions du pour kenn 50 millions nit war naa mën a jël 3 millions may ko ay ñoñam te danaa la xamal benn partage bu ndaw laa lay defal 1 million boo ko doon séddale 10 personnes ku nekk 100 000 lay am benn 1 million boo ko doon séddale 20 personnes ku nekk 50 000 lay am boo ko beneen million yi boo ko doon séddale ku nekk 25 000 lay am kon soo jëlee 3 millions di nga ci def ba nit ñëpp bëgg waaw xam nga mbër mu ndaw mi ñëw ñibbi si këram ne mbër mu mag sàngam kat moo ma jox ci combat bi 100 000 dem jënd saako ceeb di dugal seen biir kër 8 personnes di fa yeewoo wala sax 15 personnes ku lekk da ngay sant mbër mi ñaan la. xol bu sedd rek ñaan la. waaw xol bu sedd rek ñaan la moo tax li ñu leen di woo ñun suñu wàllu wéy na amatuñ dara lu ñu prouvé ti waaye nañu wax xale yi lan la ñu war a def pour seen ànd rafet pour que kenn ku si nekk Lamine dama lay wax rek loo xam ne moo gën a metti mbër mi buy préparer combat ñu fay ko par exemple 30 millions moom ñu jël 5 personnes wala 10 personnes yoo xam ne ñoom lay entraîner dañ koy bu mbër mu bi nga xam ne bëriwul su dóoree waa ji dóor kuubu dal ñu ne ko defal ndànk parce que kii combat la am su dee mbër mi war a bëre moom moo dóor ñu ne fi doole ji mu yor suñu paree entraînement moom mu dem lekk ay hamburger ak yu kenn xamul keneen ki moom dem jënd ay palaatu laax ak sandwich waa est-ce que loolu lu raisonnable la man je préfère ma dem gis benn nit mu defal ma loo xam ne ngoon gu jot ku bu entraîné ba pare ñëw lekk sa cere yaa nga dégg ma yëkkati paas jox la nga naan sa boisson dem loolu bokkul ci sarax yi ñuy wax parce que nee nañu ñam joxe ko xéewal la mais yow ngay préparer combat ñi ngi ànd yëpp dem di lijjanti plaatu laax bu ñu reeree yow ñu tegal la jàpp fii tegal la fee ganaar tegal la fii war ngaa rus sax kon nag ñu ngi xoolaat affaire bi
ok loolu am na solo mais loolu organisation la laaj te yéen tamit am ngeen ci part de responsabilité. waaw organisation la laaj ñun mënuñu lu dul wax man damay wax fii ci sa site bi ni amul benn mbër boo xam ni waxuma la ni daf leen organiser leen benn sargal magu Pikine yi parce que lu ci waaye am magu Pikine tax nga am ko soit mu nekk sa papa wala mu nekk say grand frère wala yu mel noonu soo ñëwee tey organiser sargal boobu ma lay wax organiser ko ci biir stade Alassane Djigo jël Wally Seck wala Pape Diouf nga xam ne Pikinois la defar say enveloppe ak say diplôme d'honneur mag mu nekk nga yëkkati diplôme d'honneur jël benn enveloppe jox ko di nga ci am yow ba pare tey sac la ay Pape Diop ay Mohamed Ali ay ñeneen ak ñeneen ñu ngi fi ak ñeneen sax ñu leen féete suuf yoo xam ne boo leen defalee loolu nee naa la tey ci côté sponsoring soo demee Demba Ka EDK ni ko damay sargal magu Pikine il faut mu dugal ci loxoom parce que xam naa ni mu mel soo demee ci Bougane Gueye Dany wax ko damay sargal magu Pikine il faut mu dugal ci loxoom parce que xam naa ni mu mel Wally Seck soo demoon ci moom wax ko dina ci dugal loxoom xam naa ni mu mel ainsi de suite ñu ngi mën a lim du ñu jeex soo demoon ci tey Aziz Ndiaye ni ko damay sargal magu Pikine yi yaa ngi dégg mu am lu mu ci def ak pas mal de personnes loolu nag su ko mbër yooyu defoon organiser ko mu ñëw parce que organisation lay laaj ñun suñu idée rek lañu mën a indi suñu ko defee fay lay alhamdu buñ ko deful tam du tere ñun liñ doon def ñu ngi koy def ñun daal xalaat la ñu yor ànd ak ay xale di leen xelal loo xam ne da leen di gën a jubale ba pare da leen di gën a yëkkati Pikine dañoo ànd si seen ànd ci yu mel noonu lañ ko war a wone kenn du dem sa morom naan maa lay jox sëriñ ak maa lay defal lii waaye mën nañu def ay liggéey yoo xam ni en commun yoo xam ne day tax ñu gën leen a jàpp day tax aussi ñu am ay résultats yu positifs